ñaari côté benn bi mooy nit ki bu juumee ndax man dama jàpp ni professeur Omar Diagne dafa juum juum nag jombul kenn ni mu ko defee ñu jàpp ni def na ko noonu laa ko mën a defee noonu la ko keneen mën a defee ndax képp ku yàgg di wax rek xëy na du ñàkk nga am jour boo xamee ni da nga faqastalu ndax arab yi dañuy wax ni li kulli aalimin zalla wa li kulli jawadin kabwa maanaam parce que boo gis rek dana mës a faqtalu borom xam-xam boo mës a gis tamit dana mës a tarxiis donc loolu mbirum masal la bu ñuy wax tamit ñu jàpp ni ku mel ne Omar Diagne nga xamee ni moom nit la koo xamee ni man personnellement ku ma respecte la nit la koo xamee ni jàpp naa ni aussi amal njariñ askanu Sénégal la nit la koo xamee ni dafa engagé wu aussi ci ay combat yoo xamee ni combat yu am solo la yoo xamee ni Sénégal yëpp dañu war a ànd ak moom jàppale ko donc nit ki bu demee ba tollu foofu nga xamee ni am nga ay soppe fu ne donc boo demee ba yàlla xëy na natt la nga am foo juumee li am solo rek mooy nga nangu ni juum naa loolu jombul kenn donc bu ko defee nga continuer sa combat parce que Oumar Diagne dafa war a xam ni moom xëy na tijaan la wala ñaseen la waaye tamit dafa war a xam ni am nay soppe yu bari ci biir tariqa muridiya am nay soppe yu bari ci biir tariqa tijaani am nay soppe yu bari ci laay am nay soppe yu bari ci ibaadu yeeg ñëpp la am ay soppe parce que dafa ku jàmbaare la koo xamee ni mi ngi mëne ay combat kon ñu mel noonu mënoo tourner di mettre le dos maanaam ci ñi nga xamee ni ñoo war a ànd ak yow ci combat donc moo tax kon ñun li ñuy def fii ñëwuñu rek pour xëy na wax ci moom critiquer ko parce que loolu taxuñu jóg li ñu amal jóg mooy nan la ñuy fexee ba bën koo yëkkatiwaat gunge ko maanaam mu ànd ak ñun wala ñu ànd ak moom aussi ñu continuer combat yooyu parce que boo xoolee li mu wax ku xam histoire xam naa Sëriñ Tuba damay concentré par exemple ci sëñ bi nga xam ni Sëriñ Tuba bu fekkee ni yow jàng nga ci moom lu mu néew am na benn texte boo xamee ni mi ngi fii ci Sabilu Salaam indi naa ko ci muy téere bi ma bindoon boo demee ci page 214 215 Sëriñ Tuba ci jëmmi boppam dafay leeral parcours am maanaam Sëriñ Tuba dafa résumé dundam ak tubaab macha allah nga xamee daf koo jël point par point ni la atum sangam 1895 ba 1927 période bu nekk sama jàmbaarloog tubaab bi am na aaya alquran boo xamee ni moom laa doon doxe loolu am solo la gis nga lii ku ko xamul ci histoire sëriñ bi méthodologiquement munoo jàngat sëriñ bi parce que boo xoolee boobu ci buy wax toujours archive lay wax même téere yi mu doon cité naan boo demee ci téere sangam yëpp ay téere la yoo xam ne ay tubaab ko bi amul benn yoon bu mu naan dellul ca Minanul Baaxil Xadim dellul ca Irwa Unnadi dellul ci mbindi sëriñ bi kon moom jàpp na ni référence mooy dafa mel ne ni mooy mbindum tubaab bi te tubaab bi dafa bind sëriñ bi bind léegi nag bu fekkee yow chercheur nga universitaire nga munoo yem rek ci keelim bind bàyyi keelim bind te xam nañu ni kële dafa ñëwoon pour not ke dafa ñëwoon ci ay combat moom te dégg naa ko muy wax ba tey di wax ni Sëñ Tuba moom ci ñu doon wootee négritude la bokk xamee ni ku gëmoon der bu ñuul la ba wax na fa lay sa yujibu sawaadul jismi safahatas fata wasu alfahmi Baay Ñas feelu ko fële fa lay sa yujibu sawaadul jismi بلادة الفتى وسوء الفهم وقد قال في هذا المجال الأمجد أو الأماجد خديم طه المالكي أحمد donc nga gis ni loolu lu fondamental la lu nit ki war a xam la balaa muy aventuré wu di wax ci sëriñ bi loo xamee ni xëy na da koy jural ay ennemis waaye te du ko dimbali ci combat yi mu ne loolu lu mat a bàyyi xel la
parce que nit ki day toll ci benn statut boo xamee day am statut boo xamee ni amul kenn koo xamee ni war na la bàyyi ginnaaw ci sa combat bi muy mën loolu am solo donc point bii ma bëgg a wax nii mooy la Sëñ Tuubaa dafa ni xikmatun baalixa min aami jayshashi ila aami wamsashi nee na une sagesse bu am solo ngi nii ci li tàmbalee ci 1895 ba 1927 ñu ni ko sagesse boobu mooy lan mu ni fii ma xuutiba bihi loo xamee ni yàlla mu inspiré sëriñ bi ni ko étape bu nekk ak tubaab bi nii nga fa war a doxe xam nga tey jii moom ni mu waxee dafa mel ne liñ ciy dégg mooy dafa mel ne tubaab bi moo daan imposé sëriñ si ni leen wari leen ñu wari leen ñu te mbir mi demewul noonu tubaab bi ku xam sax politique tubaab bi xam na ni tubaab bi ci wàllu pas-pas yooyu moom du ci dugg di imposé kenn da doon gérer le temporel ci di jokkale information yi pour mu yegsi ci jullit ñi donc li mu doon def da ko doon def pour di ko dimbalee jullit ñi waaye defu ko woon pour di leen ko imposer loolu lu mat a bàyyi xel donc boo xoolee ci lettre bi nga xamee indi nañ ko balaa may continuer lettre bi da ngay gis ni ci biir lettre bi dafay wax ni la am na ay sénégalais yoo xamee ni ñoom bi télégramme bi ñëwee doyu leen maanaam bu fekkoon ni dañ leen koy imposer kon du ñu wëlbatikuwaat di dem di woowaat xaadi attaar di ko laaj di vérifier waat information bi ndax wér na ndax information maanaam professeur doguma la mais baatu information dafa am solo wax nga ko ñaari yoon c'est-à-dire que information la bu ñuy joxe ñoom waaye du caagin loo xam ne dañ koy imposer jullit ñi ñu leen def leen nangam ok d'accord kooku benn la ñaareel bi mooy lettre bi ci jëmi boppam contraire moom li muy soutenir la li mu bëgg a saxal lettre bi daf ko wedd maanaam télégramme boobu muy wax ni télégramme te du télégramme ndax benn article journal la Paris Dakar waaw maanaam bu Saint-Louis mooy bi ñu doon def Saint-Louis bu ñu doon génn Saint-Louis donc article journal du sax télégramme mais comme ci biir article bi dañuy citer télégramme bi mais kon article la buy citer un télégramme mais du télégramme loolu aussi lu mat a bàyyi xel donc article la boo xamee dafa doon décrire les faits naka la information bi ñëwee naka la ko ñenn ñi contesté ak tamit julli gi nu mu demee ak famille yi nga xamee ñoo wari ak ñi nga xam ne wariwul léegi nag article bi ci boppam dafa saxal ni am na ci ñoo xamee ni bi ñu déggee information bi dañuy daal di wari est-ce que yaa may dégg am ci ñoo xamee ni wari wuñu la wax dañoo continuer waaye nee na teewul ci jouru Eid bi ñoom ñëpp daje nañ ca penc ma julli est-ce que dégg nga wax effectivement c'est-à-dire que ni ñaari julli moo am ñoo xamee dañoo continuer seen koor am ñoo xamee dañoo dog seen koor ñi dog seen koor kay ñooñu jour boobu mooy seen jour korité donte ca ëllëg la ñu ànd ak ñëpp dem julli ci waaye ñoom ki dog ca jour boobu ak ñi nga xamee ne doguñu ca jour boobu mooy wara ni kon ñaari korité am na donc mooy article bi ci boppam ak li muy tudde télégramme ci jëmmi boppam maanaam contraire moom li mu bëgg a saxal maanaam li mu bëgg a saxal li mu indi ngir saxal ko day dàq loola waaw maanaam contraire li muy saxal la contraire am la daal maanaam li mu indi ngir saxal ko day dàq loola waaw maanaam contraire li muy saxal la contraire am la daal maanaam contre moom la moom ko waaw d'accord ok maanaam moom dafa waroon indi loo xamee day saxal moom li mu bëgg a wax waaye moom li mu indi maanaam day wane ni moom amul raison ndax article bi ku ko dégg ndax Sénégal yi xaw ma lu ñu déggul waaye français moom dégg nañ ko waaw te boo liiree article bi da ngay gis ni looloo ci nekk da ngay dégg muy la am na ci ñoo xam ne rompre leur jeûne la dañoo dog seen koor am ci ñoo xam ne dañoo continuer seen koor loolu mooy wane ki dog kooram tey kay xam nga ni kon kooku jàppul ni bis boobu bisu koor la kon defe naa ni côté boobu moom day daal di leer leen li ci des mooy li ma doon wax léegi ni xikmatun baaliga nga xam ne yàlla mooy wax ak sëriñ inspiré ko ni ko
فيما خطب به الشيخ من الآيات والذكر الحكيم عند مخالطة أعداء الله تعالى وأول ما خطب به ليالا نجك وخانتي جيانت بي موي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك loolu mooy tombeeg li amoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dinañ la fexeel dinañ la génne léegi nag leneen li nga xam ne aussi mooy contradiction ci biir waxam mooy bi mu ñëwaatee di am ñu muy tontu dafa wax ni lu tax murid yi bañ ni sëñ Tuubaa dañ ko imposé woon dara maanaam autorité boo xam ne moo ñëw mu indi Xudaybiya événement la bu ñu xam ci l'islam bi nga xamee ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon na dem umra ji Màkka waa Màkka ni ko doo fi dugg ba ñu am ay demale yu xam seen diggante ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam d'accord ca loolu lañ ko wax Omar ñëw ni ko lu tax ngay d'accord anaqbalu duniyata fi diina est-ce que ñun dañuy nangu ak toroxte ci sunu diine waaye boobu fekk ne yàlla xamal na yonent bi loo xamee ni moom Omar xamu ko fa alima ma lam taalamu fa jaala min duni zalika fathan qariba nga xamee ne yàlla am na lu mu xamal yonent bi donc ça ne veut pas dire que ni autorité mën naa ñëw ni la defal lii nga def ko maanaam nga yaakaar ni loola dañ la ko imposer mën na am lala ca yàlla wax ci suuf ni la nangul lii parce que lay ñëw après mooy gën lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangu na lañ ko imposer waaye moom xam na ni liñ ko imposer victoire la koy jural moom donc am na ci loo xamee ni c'est un fait colonial mooy tubaab yi ñoom ñoo dirigé woon ñoo yore woon administration yi ku ñu soxla tamit convoqué dañuy ñëw jël si la et cetera loolu c'est un fait boo xam ne kenn mënu ko weet leen li ci des nag mooy est-ce que sëriñ bi moom dafa doon collaborer ak tubaab yi nga xamee ni seen surga la woon xamee tubaab yi luñ ko ni kaay defal ñu li defal ñu le est-ce que noonu la demee woon wala sëñ bi ci boppam moom am na ci loo xamee ni c'est un fait colonial mooy tubaab yi ñoom ñoo dirigé woon ñoo yore woon administration yi ku ñu soxla tamit convoqué dañuy ñëw jël si la et cetera loolu c'est un fait boo xam ne kenn mënu ko weet leen li ci des nag mooy est-ce que sëriñ bi moom dafa doon collaborer ak tubaab yi nga xamee ni seen surga la woon xamee tubaab yi luñ ko ni kaay defal ñu li defal ñu le est-ce que noonu la demee woon wala sëñ bi ci boppam moom li nga xamee ni moom la administration coloniale bi bind nee nañu Sëriñ Tuubaa ci jëmmi boppam ni mu jàppee woon buur yi fi jiitu woon wala wuur yi fi jiitu woon noonu la jàppee administration coloniale loolu ñëw na ci archive yi nga xam ne Omar Ba indi na ko nee na nu mu leen jàpp woon Sëriñ Tuubaa ni mu leen jàpp woon mooy duuruhum rawdu shayaatini waaye li mu jàppee woon mooy seen kuur ya seen ëttu yooyu maanaam dër-dëru saytaane la looloo tax koo xamee ni à l'âge de 30 ans ñu ni la kaay nekk xaadi wala kaay nekk mustachar ñoo nekk conseil roi bi ngir nga am alali àdduna ngir nga féex dootoo soxlaati dara mu lànk ku lànkal jamono jooju ku toll ne Lat Joor nga xamee ni Lat Joor ci jamono jooju ak ni mu toll defe naa ni doo dem di ànd ak tubaab ngir mbiri àdduna wala nga koy nekkal service ndax il faut que ñu comprendre aussi كني بمن قالوا لي اركن لأبواب السلاطين تحز جوائز تغني كل ما حين فقلت حسبي ربي واكتفيت به ولست راضيا غير العلم والدين نينا موم دو جانغ موك جيم سي بونتو بو ووري demna ba tontu Lat Joor ak Xaalima Jaxate Kala ni borom xam-xam bu toog bu nekk ci ànd ak buur yi nee na mi ngi mel ne weñ yi naaw nii weñ yi boo xamee ni dafa taxaw ci ay dem àll kon kooku gedd na àdduna lu yàgg kooku gedd na di ànd ak ay autorité moom ci boppam mu bind ni la udahinu mushrikan nee na man duma def complaisance wala duma amadoué maanaam ñi nga xamee ni gëmuñ yàlla waxaat ni katabtu fil bahri anni la amuddu yadi ila nasara abidil ma'i wa tin ni man bind naa bi ma nekkee ci géej gi ni man duma tàllal sama loxo ñi nga xamee ni dañuy jaamu matière ndox ak ban nga xamee ni sëñ bi noonu la conception boobu la amoon wax ni aussi colonisateurs yi kulluhum soxlooku nee na ay bandi lañu ay addu kalpe lañu dañoo ñëwoon pour piller sunu réew koo xamee nee na tabban li qawmin sallasu bi dalalihi koo xamee ni daanaka dalee na saaga yéen di nga xamee ni maanaam da ngeen di wax ni yàlla ñett kon ku mel noonu nan nga mën a ñëw taxaw ci pas-pasam
nga bëgg a wax ni ab tubaab boo xam ne gëmul yàlla gëmul yent bi mu naan ko wari man duma tàllal sama loxo ñi nga xamee ni dañuy jaamu matière ndox ak ban nga xamee ni sëñ bi noonu la conception boobu la amoon wax ni aussi colonisateurs yi kulluhum soxlooku nee na ay bandi lañu ay addu kalpe lañu dañoo ñëwoon pour piller sunu réew koo xamee nee na tabban li qawmin sallasu bi dalalihi koo xamee ni daanaka dalee na saaga yéen ñi nga xamee ni maanaam da ngeen di wax ni yàlla ñett kon ku mel noonu nan nga mën a ñëw taxaw ci pas-pasam nga bëgg a wax ni ab tubaab boo xam ne gëmul yàlla gëmul yent bi mu naan ko warit nga wor warit nga wari mu naan la umal nga defe naa ne loolu kon yenuwul maana professeur xam nga c'est-à-dire li nga wax dafa am solo dafa mel ni dunduk sëñ bi yëpp biñ ko gisee ba biñ ko noppee gis dafay contraire loolu c'est-à-dire moom rawatina nag beneen aspect bu ne ci biir bu ñuy xaw a fàtte mooy sëriñ bi maanaam lu jëm ci digganteem ak boroomam dafa mel ni musu ci xajal kenn ku dul yonent bi ku dul ki ko yàlla digal mu xajal ko ci mu yonent bi ndax yonent bi moom mooy jaarwaay bi mooy dox diggam ak boroomam waaye lu dul loolu dafa mel ni sax sëñ bi wax nañ ni acte de violence entre guillemets bi mu mos a def mooy bi mu sànnee mbuusum xaalis mi ki nga xam ni tubaab bi nga xam ni da ko joxoon di mel ni ku dox digganteem ak boroomam daal effectivement waaw diggante boobu waaw xam nga tey jii foofu ngay wax événement boobu tey jii nga xool sëñ bi ci géej gi bu fekkoon koo xamee ni dafa nooy jëm ci tubaab bi da ngay gis ni du dem ba ci géej gi maa yombee di ko seedeel man jaamu bu yàlla la ayaa bax wax la tusallis fa rabbuna taala an tasliisi akrim bihi rabba lishhad bi kawni abda man yaghfiru damba wa kawni xadima al mustafa bahra ma yomba xoolal nit ki fi mu toll ci tawxid dem ba ñëw tiim géej ñu ko seedeel bisu penc ni man ab jaamu bu yàlla laa duma jaamu kenn serviteur yonent bi laa sallallahu alayhi wa sallam duma serviteuru kenn mu koy seedeele géej kooku est-ce que mën ngaa imaginer benn yoon ni kooku war nañ koo ñëw naan ko wooral nga woril ngay wor donc loolu njuumte la boo xamee ni sunu mbokk mi def na ko mu waroon a nag am humilité ndax loolu dafay bokk ci tamit ci borom xam-xam mu am humilité waaye mu bañoon dugg ci ay dàgg santé aussi entêtement loolu baaxul ci doomu aadama daf koy yàqal lu bari ndax comme ni ma ko waxee léegi rek combat bi muy mënee combat bu am solo la boo xamee ni dafa war a jàpp ne Sénégal yépp ñoo ànd ak moom nekk ci ginnaaw donc ku mel noonu nag warta nangu par orgueil wala par seytaane mën doomu aadama bi